asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal suñu borom gën a dëgëral taxawaayam ba li mu naa la liggéeyal wajuram ba suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ak maamam ja di ziare waa ëtt bi ñëpp rek di nuyu tamit suñu xalifa maam Massayer ñu koy wax suñu nijaay Thierno Thiong suñu borom guddalu fanam te wérali cëram moom tamit ba li mu naa la liggéeyal wajuram ba suñu borom bi defal ko ci lu kawe njortam ak i rakkam ñëpp ak njabootam di nuyu ñi nga xëy ne si tamit ñooy suñu dëkkandoo yi suñu mbokk ak suñu soppe suñu xarit suñu am di jàmm ñëpp ñëw bokk ak ñun suñu bis bi di tour de famille bi nag ñu ngi koy wax tour de famille Thiongène nag mi ngi situé ci wetu Touba Belel bu Sëñ Abdou Lahat ak fi ñuy wax Touba Thiongène seen distance mi ngi toll ci presque 1 kilomètre Thiongène nag doon na dëkk boo xëy ne si xañ na ci histoire yàgg na mais suñu joxee suñu papa ji ak suñu kilifa yi ñoom xañ na ñoo ñu gën a maîtriser côté boobu danañ ci gën a yaatal. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Modou Dame Ndiaye maa ngi nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa réew mi di nuyu surtout waa Thiongène gii ñu nekk di nuyu xalifa général de Mouride jiital ko ci nuyoo bi di siyaare ñëpp rek di wax ne tey dañoo am mbégte boo xoolee xar kanamu nit ñi rek xam ne bég nañ ndax ay mbokk ay famille yàlla boole leen te boole wuñ seen bopp yàlla leen boole ñu def bisu tabaski nga xam ne jullit yëpp a ko bokk ba mu am juróomi fan ñoom ñu jëlaat seen feetu bopp def na dañuy daje ñun waa famille bi loolu xale yu ndaw yi sax boo leen xoolee xam ne seen xol sedd na mag ñi noonu mag ñi gisoo seen xol sedd ba dañoo yabal kilifa gii di suñu maam yàlla na yàlla yokk ay atam yokk ati ñëpp di nuyu maam Thierno Thiong mi nga xam ne mooy xalifa dëkk bi ak ay rakkam Baye Demba ak ñëpp rek ku lim doo matal di wax ne nag ñun suñu message yi ñu bëgg a jàllale mooy suñu soxla comme dëkk bi comme ni ko Samba waxee moom mi fi jaar 1961 la kon loolu boo xoolee ba ñu amee indépendance ba nëgë ni dëkk bi judd na te suñu soxla mooy li ñu man ñi ngi koy defal suñu bopp boo tourné côté bii jàkkaa ngi fi waa dëkk bi ñoo fexe góorgóorlu ba mu taxaw boo xoolee ni ñu lotissé dëkk bi xam ne waa dëkk bi góorgóorlu nañ ba lotissé dëkk bi te waa dëkk buñ ko waxee mooy ñi fi yeewoo ak ñi nga xam ne nii seen i yaay ak seen i maam fii la ñu dëkk fexe nañ ba samp fi loolu penc mi yaatu na buntu kër yi macha allah jàmm ji xëcc nañ ko fi ak salaam ndox it mi ngi fi waaye bëgg nañ mu yokk jëmmi courant dig nañ ñu ko ñaari yoon am nañ ci yaakaar nag waaye dañoo bëgg monsieur le président dimbale ñu jàppale ñu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre di Ousmane Sonko ak ministre yëpp ak maire bi nga xam ne moo nekk fii ki fi représenté maire bi Abdou Lahad Ka mi ngi fii Belal lu ñu ci gën a mën a jàppale rek mu dem ndax nit moom dana am na ci loo xam ne nii nit ñi mën nañ ko mais am na ci loo xam ne nii état moo leen ci mën a jàppale. beneen bi mooy bëgg nañ aw yoon comme 1 kilomètre dong la ak Belal sori na soriwul suñ mënee am tali bu fi ñëw baax na suñ ko mënta am buñ mënee am ran baax na ndax kat dañ ne yanu jàpp caa gën a wóor loolu buñ ko amee it sant yàlla waaye courant bi daal mooy priorité bi nga xam ne nii bëgg nañ ko ak renforcer ñu ndox mi. ndax kat bëgg nañ fi di bayub noor te loolu ndox mu am doole moo ko man loolu ñi ngi koy sàkku di ñaan ñëpp bu loolu jàllee ñi ngi gërëm waa famille bi ñëpp ndax boo xoolee ku ci nekk sa yéene feeñ na biñ naa dañoo bëgg a taxawal ñëpp nee nañ waaw bii mooy ñeenti yoon ñu di fi dajal bu ñu sañoon nag yàlla dimu ñooñ ba mu àgg ca téeméeri yoon ni ko waa Daaru Xuddoos defe ci màggal gi passé yàlla na ko yàlla def ñu bari fekke li ñu ëppal solo daal mooy bu ñu sañoon suñu dëkk bii di Thiongène mel ni dëkk yëpp te boo xoolee buntu kër yi bari na bari goo xam ne ni neexut a lim booy wax da nga naan nangami buntu kër kon nag ñun amal nañ njariñ waa réew mi waaye nañu waa réew mi amal njariñ loola fi muy feeñe mooy fu élection jube dañuy daw di ñëw ñu leen di gis bu élection jàllee am na ñoo xam ne duut ñu leen gis waaye ñun ay boromi xel lañ Thiongène gii ku fi dëkk boromam xel nga ñi fi ñëw di ñu jariñ xam nañ leen ñi fi ñëw di ñu jariñoo xam nañ leen ñoo ngi nii nag tàllal nañ ñëpp suñu loxo ñun pouvoir bi tàllal nañ ko loxo tàllal opposition bi ku nu mën a jàppale ci lii nga xam ne ni mooy suñu jàmbat nga jàppale ñu ci. fàttali ne dëkk bii di Thiongène dëkk la boo xam ne ci Touba lay royee léppam kon ci ndigal lay dox
waaye ci kilifteef lay dox ci noonu la ñuy jaar di nuyu seen sidim seen laat di ñaan suñu borom yàgg te wéru ko dëkkandoo bi yàgg na rafet na waaye ñuy fàttaliku comme fi sëñ mu daam bàyyee di wax ne dëkk bi dëkk la boo xam ne dëkk bu bëri ay jeunesse lañ bëri ay ndaw yi nangoo liggéey yoo xam ne bu nawet jotee dañuy dikk ci biir dëkk bi nekk fi bay waaye buñ bayee pare bu noor bi ñëwee ñu génn dëkk bi dem nooraani feneen lii ñu jàmbat nag bu suñu borom dogalee ba mu yegsi ñu daan génn di noor den ma nekk ci dëkk bi daf mbayum roog lépp kon nag loolu moo nekk yitte ji nga xam ne waxoon nañu jàllale ko ci turu ndaw ñi ndax ku waxub dëkk wax ay ndax ndaw moom mooy yaakaar dëkk ëllëg. Avant de démarrer toute chose, je vais un peu parler de notre village. Le village de Thionguen a été créé en 1960 par notre grand-père Massaer Thiong. Il est situé à 20 km de Touba et moins d'1 kilomètre de Touba Belel. Je vais un peu profiter de cette occasion pour vous un peu parler de nos problèmes. Parce que depuis la création de ce village, nous n'avons pas encore d'électricité. Et comme vous le connaissez bien, un village doit avoir de l'éclairage. Et ici, on a besoin aussi d'avoir de la sécurité. Et pour avoir cette sécurité, il faut bien de l'électricité ici. Pour cela, nous appelons le ministre qui s'occupe de l'énergie, qui est Biram Souley. Et aussi, on appelle également le directeur de la Sénélec, M. Jean-Michel, de vraiment nous aider à avoir de l'électricité ici. On a aussi besoin d'un forage. On a bel et bien de l'eau, mais on a besoin encore de l'eau suffisamment. Parce que quand on parle de village, on va passer à l'élevage. Et qui parle d'élevage va penser aux animaux. Et ces animaux ont besoin de s'alimenter. De même que la population aussi a besoin d'avoir suffisamment de l'eau. Pour cela, nous appelons M. Abdoulahadka, le maire de Touba, et M. Moussa Tchoun aussi de nous aider à avoir un forage ici dans ce village. On a aussi besoin de la construction d'une école parce que l'éducation est très importante pour nos enfants. Ici dans ce village, les enfants, pour étudier, ils sont obligés de se rendre à Touba Belel pour apprendre. Et on aimerait bien avoir notre propre école pour que nos enfants aient une bonne éducation. Pour cela, nous appelons aussi le ministre de l'Éducation pour nous aider à avoir une école ici. On a aussi besoin d'une route. Vous connaissez bien, les personnes se déplacent pour se rendre à Touba ou bien dans notre ville. Et on aimerait bien se déplacer sur une route bien construite. Nous appelons aussi l'État de nous aider à avoir ici une route. On a aussi besoin d'un poste de santé parce que tout le monde connaît que la santé est avant tout. Et ici, les femmes, de même que les enfants, pour se soigner, on rencontre d'énormes difficultés parce que les femmes, lors de leurs accouchements, on est obligé de quitter ce village pour rendre à Touba Belel pour se soigner. Et vous connaissez bien que l'accouchement a des complications. Pour cela, nous aimerions bien que le ministère de la Santé nous aide à avoir ici dans ce village notre propre poste de santé. On a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous le permet pas. Donc on va limiter ça. Et nous aimerions bien que l'État nous aide. Nous comptons vraiment à l'État. Pour cela, je vous remercie vraiment. Tu vois, depuis le moment où on a dëkk bi noo ngi njëkk a nekk fee Nayde fu ñu wax lay diggante Kellel ak Nayde fa la saa baay mi dëkkan Massaer Thiong mi man mi moom lañ ma tuddee saa baay topp ci moom ak beneen baay bi wax Ibra Thiong dëkk bi noo ko sanc Nayde leen di jógee di gor si fii di ñibbiwaat Nayde fii dëkk bi dama ne xamal ne dëkk bi moom kenn musu koo moom ab roq la desoon ci Bawal boo xam ne kenn musu koo moom kenn musu ko bay kenn musu fee dëkk saa baay ba mu toogee ba Nayde ba ñu bëgg a gas forage bi 58 saa lañ ko njëkk a natt Nayde mu jege saa baay di jaboot mu xam ne fii de buñ fi dee forage nun dañoo yorub jur dana am ndox waaye du am ñax booba sëñ Mor Waccit Jóob mi ngi fii Kellel nekk fii di mag saa baay waaxu ba àgg ci baay Massaer Thiong mi ne ko
waar see desan ca Bawal laa bëgg nga jox ma ko waaw ndax dama rax maanaam booba kenn mus fee dëkk kenn mus ne maa ko moom mu jox ko 1961 booba lañ ko gor man mii nag bokk naa mën naa cee tëdd ay nit waaye bu fekkee loolu doy na it ñu yem foofu daal mu belal man fii nag sañ na juróom-ñetti at belal sëñ Abdou Lahad doog a ñëw fii man keroog sëñ Abdou Lahad bi muy ñëw fii ànd ak sëñ Fallou Ndiaye xewar fii ak gentu sëñ Modou Lamine Ndiaye xewar sëñ Fallou Ndiaye moo ko jox sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad moo xam damaa bëgg tool yi jege Touba yoo xam ne dama koy mën a jógee di julli si jumaa man boobu fekk na ma fa yoon mu fi njëkkee ñëw 68 61 boobee ba 69 mu doog sañ ci Touba benn gi man mii nag lépp fii la ma fekk man waaw bu fekkee lu leer la daal li leer mooy fii moom sëñ Mor Waccu Jóob ko jox Baye Massaer Cong te moo ko ne waar si des ca Bawal laa bu nga jox ma ko jàpp nañ fii kenn musu fee dëkk kenn musu koo moom waaw. waaw dëkk bi de ni ko sama baay bi waxee rek dëkk bu yàgg la boo xam ne jaamu yàlla ak liggéey rek la ko sunu maam sance woon suñ maam nag doon jàmbaar ju ne yoonu lislaam jëf na fi lu ne ndax lii Baye Massaer wax ci sancu Belel bi dégg naa aw nag ak saakub ceeb joxe na ko fi waaw kon nag ñoo ngi sant ñëpp di sant famille bi di sant gone yi ci sama gannaaw ndax lépp ñoo yor liggéey bi man mi day ndigal rek ma wax waaye lu ñu wax rek loolu la ñu wax ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm rek. xanaa di am mbégte yi cant bu baax a baax rek di ñaanal suñu wajur yi ak suñu kilifa yi nekkoon suñu ginnaaw ndax ñun ay tout tànk lañ rek ñoom ñi ñëw suñu kilifa kii mooy suñu wajur liñ ñu def lépp xañ na ñoom ñoo ñu koy sant da di ñun xañ na ñoo leen gën a oyof rek ci liggéey bi. di sant bu baax a baax nag Cheikh Faye mi ak équipe bi nga xam ne si ñoom la àndal muy comité de pilotage bi nga xam ne si lii lépp ñoom ñoo ko piloté ndax yéen médias yi xañ na moom moo jokkoo ak yéen ba ngeen am possibilité pour ñëw fi kon ñun fi ñu tëjee suñuy cadre rek mooy yéen dañ leen di sant muy waa Seneweb ak 7TV ak Info 7 ndax wax dëgg yàlla defal ngeen ñu lu rëy waaye nag di ngeen xam ne lebal ngeen ñu mat a lebal ndax ñun képp koo xëy ne si rek xañ na jëflante ngeen ak ñun rek bëgg nañ jëflante ga du mas a ñaawe ci ñun te loolu lañ fas yéenee sàmmonte ak yéen kon ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal te di leen wax ne yàlla ngeen dem bañ leen di dégg ci site internet yu mag yi fépp fu ñu leen di dégg yàlla na leen fa dégg ndax li ngeen ñu defal nii kawe na njort lool kon mi ngi leen di sant ci turu Cheikh Faye ak comité de pilotage bi nga xam ne si moom la ko àndal ak suñu kilifa yi nga xam ne si ñoom ñoo toog di ñu wax loo ndax ñun ay xale lañ rek ñii rek ñooy suñu kilifa ñooñu sañ a wax def leen ñu def ñooñu sañ a wax bàyyi leen ñu bàyyi da di nag xëy na ñun ñoo leen fete ndaw rek lu ci bari ñun ñoo ko mën a dox kon daal li ñu leen bëgg a xamal mooy yéen ñetti site internet yi am nañ cant goo xëy ne si am na commencement waaye amutub yemukaay te na ngeen xam ne jàpp nañ leen bis ni ki tey te dara ci àdduna mënatul tax ñu baleen dañuy ñaan yàlla sunu ànd bi continuer ba doon ay édition comme ni ko suñu grand bi di waxee di muddam ni Daaru Xudoos doon feete seen 100 ans de édition ñuy dem ba koy feete di ko ànd ak yéen suñuy sëti sët di ko ànd